téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci seen émission face to face comme ni ñu koy defee dimanche bu ñëw tey jii nag ñu am ci mbégte dalal fii kilifa di Doudou Wade bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais nekkoon nit président groupe parlementaire bu PDS ca 11e législature kilifa gi ñu ngi leen nuyu. Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur u TFM yëpp di leen ziare di wax ne am naa mbégte pour ñëw tey ci émission bi muy face to face. ñun it am nañ ci mbégte émission bi nag dafa am rek nun ko baaxoo bu ñu tàmbalee nga wax ñu tuuti rek ci sa jaar-jaar ndax xëy na am na ñu bëgg a xam kan mooy El Hadj Doudou Wade. balaa ñu koy commencé dama la ci sant di ci sant TFM di sant ki nga xam ne aussi sa collègue la te mu yoroon émission bi ba émission bi agsi fii tey ba ma mën ci ñëw. di ko ci sargal ci liggéey bi di ko ci sargal ci taxawaayu émission bi di ko ci sargal ci li émission li mu dox. moom Aïssatou Diop Fall mais di ko ci aussi jaale di ko ci jaale ki nga xam ne xam naa ne liggéey moo leen boole woon mais xam naa ne waajuram la xamoon naa ko ci bi mu fiy liggéey xamoon naa ko ci moom bi muy sëy mais xam naa ko aussi gën naa ko xam ci bi nga xam ne bi génn na àdduna donc Aïssatou maa ngi lay remercier ci émission bi di la sargal mais di la jaale aussi sa waajuru góor. Sidi Lamine dinañ ñëwaat ci Sidi Lamine Niass moomu ak hommage boo xamante ne dinañ ko rendre moom Sidi wante comme dama bëgg sa parcours bi ñu des ci parce que xëy na buñ la xamee parti démocratique sénégalais moo tax ñu bëggoon a xam lu la ci dugal. waaw mais li ma dugal ci parti démocratique sénégalais ay la yéen bu fekkee ne wax nañu dëgg rek mooy dafa fekk daf ma jege lu la jege na nga mën ci bokk. parce que politique gu Sénégal moom am nañu am ay convictions au départ politique pour dem créer di dara mën na nekk am na ñoo xam ne dañ leen jëloon yóbbu leen ñu jàngi fenn ñu topp ñooña am na ñoo xam ne ñii dañuy jékki-jékki am naxar wala am soob def ko mais man li tax ma nekk ci parti bi dafa am ay la yéwén suma waajuru góor moo ko créé soxla ay nit ma ñëw pour jàppale ko loolu moo tax ma dugg ci parti bi. parti bi nag mi ngi ciy jafe-jafe ba ngeen ñàkkee nguur ba léegi gis nañ ñi ci génn bëri na yow xalaat nga génn ci. xam nga liy génn nit ci parti yombul sauf ki nga xam ne kii dafa ñëwoon ci parti bi pour am dara ki ñëwoon ci parti bi pour am dara bu fekkee ne li mu doon ut ci parti amatu ko day dem muy benn. ñaareel bi mooy manque de conviction nga nekk koo xam ne kii da nga am njëg parce que ñu bari ñuy génn ci parti yi fi mu toll nii da ngay jàpp ne dañu amoon njëg ça dépend ci mu am na moment boo xam ne seeroon nañu lañ doon jar seer na. ay nit la de duñ ay marchandise. njëg marchandise mooy am njëg wala objet. mais nit dinañ ko jënd dinañ ko ger loolu ngeen di wax ni ay waxu tubaab la rek nit dañ koy ger dañ koy nax dañ koy jënd bu bëggee. bu amee njëg ñu jënd ko xam nga ku ñuy jënd ku ñu dul jënd mooy ki amul njëg njëg yi nag day wutee dafa am moment boo xam ne bi da ngay seer am moment boo xam ne da ngay yomb gisoo tey ñi mujj dem ñu yomb la ñuy doon parce que dañu nekk ci période de solde. bëgg na nit ñu wax ñu xëy na sa parcours professionnel ndax am nga relation xëy na ak jàngale. waaw nekk naa jàngale naa maa ngi dugg enseignement ci 1900 sama premier poste 1968 laa ko jot. benn jàngalekat bu mag bu nekk Kaolack bu tudd Alaaji Mbay Gay instituteur exceptionnel moom moo ma jàngale ci centre de formation pédagogique bu Kaolack ma nekk fa ak ay maîtres yoo xam ne yi ay maîtres yu amoon xerañ lañu dinaa ci jàpp kenn koo xam ne kii yal na ko yàlla yërëm mu tudd Ibrahima Liira Diop donc foofu laa nekkee comme laa jàngale après ma dem 68 ñu affecté ma Matam donc Matam laa nekk ba bi may ñëw Dakar ba muy servir au ministère de l'éducation nationale au service des examens et concours ba bi may def examen di dem centre de formation et de perfectionnement administratif après avoir bi ma jàllee capacité ma dem defi CFPA mooy actuellement section B de l'ENAM ba mu dugg ci le corps des contrôleurs du travail de l'emploi et de la sécurité sociale ba bi may dem ci liggéey dans le privé dans certaines sociétés dont la plus grande c'est la société la SORES benn société Ndiouga Kébé ba bi may génne di liggéey aussi avec un grand monsieur yàlla na ko yàlla xaare aljina nit ku xereñ ku am xam-xam ku bugg liggéey
ku ñuy wax Matar Ndiaye dëkk Tëngéej mu jëndoon benn société bi appartenait état bi moo ko moomoon ma liggéey ak moom foofu ba mu génn àdduna liggéey naa fa 21 ans. macha allah dernière question bi ci loolu rek mooy jamono ji moom ci loo yëngu. maa ngi yëngu ci suma ay liggéey bopp. yoo xam ne maag ay nit ñoo ko bokk di ko liggéey. léegi nag muy lu am solo kon monsieur Doudou Wade bu ñu duggee nag ci actualité bi Sénégal dañu nekk ci naqar ak li ñu dal ci ayu bis bi di talaata ji Sidy Lamine Niass wax nga ko ci début bi mu daal di dëddu nekkoon ko am solo gis naa sax nga rendre ko benn hommage à travers une contribution wax ci lu am solo ñu bëggoon rek ak kàddu aussi ci hommage bi ginnaaw bi ñu ko ñaanal yàlla xare ko aljana woyofal suuf ci ko am. ba Sidy dafa nekk nit koo xam ne kii ci 2018 bii. ñi fi génn àdduna bari nañu mais Sénégal yi dinañ ci jàpp ñaari nit ci suma xel dinañ leen ci boole muy Bruno Diatta ak Sidy Lamine muy ñaar ñoo xam ne dañuy liggéeyal Sénégal te seen façon liggéey ak seen taxawaay wuute kii ci calme ci discrétion de manière effacée ak téye gémmiñam deful benn action waxam bariwul fa la liggéeyee Sénégal rendre ko hommage kii nag ci feeñ ci taxawaayam ci dëggoom ci kàddoom ci taxawam ci xeexam la feeñe ba Sénégal yëpp naw ko amul kenn koo xam ne kii tey joxoo ko cër boobu ci bi mu génne àdduna fekki boromam parce que dafa jot mais li ngay jàpp ci moom te jàpp ci moom dëgg boo ko seetloo daf lay xaw a jaaxal parce que dafay mel ni Sidy dafa jote ak ay nit juboo ak ay nit. maanaam. allié la adversaire la Sidy ñi mu nekkal addunaam yëpp allié la ak adversaire moom fi mu nekk ci tool bi mu nekk. ku ko ci fekk di nga ko ci bàyyi mu nekk sa allié dimbali la jàppale la waxal la xeexal la mais boo génnee territoire boobu rek dem defi leneen li nga xam ne moom du li mu gëm mu nekk sa adversaire. lu waral loolu ci sa gis-gis. man defe naa ne li waral loolu dëgg mooy Sidy dafa digérer l'islam dafa dund alxuraan. xam l'islam mu nekk nag boo nekkee da nga digérer alxuraan ba pare gëm diine gëm ni yàlla bindee àdduna ak li mu ñu sante mënoo fi nekk te doo doxal justice yàlla ñi mu yónni ñëpp daf leen yónni pour ñu indi justice pour nit ñi dund ci justice dund ci diine dund ci solidarité dund ci ànd dund ci kenn bañ a noot kenn bu fekkee ne nag loolu yow dund nga ko ba digérer ko mu rees ci sa biir képp koo xam ne kii dafa nekk ci loo xam ne li diine la da nga cee ànd ak moom. mu mel ni kon yow dafa mel ni parce que contribution bu manqué wax sànq buñ ci mënee lire ay pàcc nga ne le Coran était pour lui une boussole un métronome l'islam était sa direction et son objectif. waaw xam nga boussole mooy boo bëggee julli boo bëggee topp yàlla il faut nga mu won la ban yoon wala ban fan ngay jublu moo lay gindi moo tax ñu indi xibla donc Sidy l'islam moo koy gindi moo koy won yoonam non seulement moo koy yoonam mais métronome la moo koy rythmer bu daw bu gaaw mu yeex mu vitesse mooy harmonie dundam alxuraan la alxuraan pour moom objectif la woon il faut que mu atteindre li alxuraan wax ci fépp foo alxuraan taxaw rek il faut que mu taxaw fa il faut que mu ànd fa moo tax gis nga saa yu diine amee problème saa yu tariixa amee problème saa yu nitu livre yi amee problème Sidy taxaw na ci li gën a mag bëli ci gën a rëy te képp ku taxaw ak ci moom ci loolu te nokkuloo moom ci yoon bi moo nekk te xalaat ko te yoon bi wéeru ci alxuraan ak diine ak sunna Sidy janoon ak yow bi ñuy ñàkkee nguur gi aussi c'est la même chose Sidy mu ngi taxaw xooluñu ñun Sidy mu ngi xool lan moo normalul est-ce que li xew tey dëgg la
est-ce que du dëgg mu taxaw ci. Sidi àndul ak ñun àndul ak keneen yow ki toog di def bu fekkee ne def nga dëgg mu ànd ak yow. moo lay wan ne démarche am dafa méngoo ak diine. dafa am ñoo xam ne ñi nag ñoom lu ñu nekk nitu diine ki ñu nekkal te mu yor xaalis wala mu yor alal wala mu yor guur lu ko neex rek neex na ko. Sidi def na ci benn sortie bu yàggul bu wax ne kilifa diine yi lay waxal mu ne leen yéen a ngi seetaan borom réew mi yéen a ngi koy seetaan muy def lu ko neex. muy président Macky Sall. waaw xam nga loolu te dégg naa ci ay borom nit yu nekk ak moom Moustapha Diop ma tudd ko mu ne Sidi Lamine li mu daj pour que Macky Sall dekk président de la République nit daju ko seetlu nga ne am na bés Sidi dajale na ñi nekk ci opposition bi yëpp le 23 juin ci benn plateau mais ñooñu mu nekk loon tey nekkute ca kenn li ngay jëkk jàpp lu tax mu bàyyi leen nekkatul ñoom rek da ngay jàpp ne moom fa mu toogoon fa la toog ñoom ñoo génn ci dëgg gi mu nekkoon moo tax mu bàyyi leen bala ñoo tëj chapitre boobu parce que Sidy Lamine Niass daanaka émission sax ndaw na ngir ñu wax ci moom ndax li mu def ci réewum Sénégal dafa am lu attiré sama attention beneen contribution mooy bu Karim Wade xam naa dinañ ñëwaat ci moom it bi mu ko rendre hommage ñëw na ci contexte bi nga xamante ne ci la Sidy dëddoo rawatina ñu ngi jëm ci ba ay élection mu ne période cruciale la pour l'avenir du Sénégal analyse yi Sidy doon def ak ci wàllu démocratie ba jàpp ni sax avocat infatigable la dafa am lu mu tiit ku mel ni Karim ci jamono ji wala dafa jàpp ni Sidy ku ko waroon a jàppale la ci contexte bi mu demee ba mu jàpp ni jirim la ci wala. xaw ma li mu xalaat moom Karim Wade pour wax ko ca dëgg-dëgg ba ma ko laajee. ma nekk di géntu muuma. noo jàngatee mbind mi waaw mën naa jàngat mbind mi li ma jàngat mooy li ma la wax dama la wax ne Sidy fi mu nekkoon toogal fi nit ñi toogal fi diine képp ko ànd ak diine Sidy ànd ak yow. boo defee lu wuute ak diine du ci ànd ak yow. contexte bi mu ñu wanee ginnaaw. waaw dafa nànk rek ci laa ñëw. yow contexte moo lay intéressé mais. contexte Karim moo ko wax moo tax. waaw moo tax moo la donc loolu moo lay wan ne moom fi mu toogoon fa la toog donc Sidy ñun bi ñu nekkee ci pouvoir xëy na loolu la ba léegi nekkatuñu ci pouvoir bi ñu nekkatul ci pouvoir gis nañu ne fa mu nekkoon fa la nekk ñun fekkaat nañ ko foofu man boog fekkaat naa ko foofu parce que bu fekkee ne man mënuma wax ci RTS. mënuma dem point de vue mënuñu ma invité ci beneen émission. waaw dafa nànk rek bu ma bàyyil ma wax fi ma nekk man mais man maay wax li ma bëgg waaw loolu si bu amee te moom mu mën a am bés bu nekk chaque jeudi chaque vendredi mu dajale ay nit yoo xam ne bokkuñu parti bi te état bi nag yombul ñu koy def. waaw loolu am nga ci droit mais bëgg naa ñu ñëw ci contexte bi. très bien nga expliquer ñu ko Karim moom dafa évoqué contexte bi nga xamante ni ci la Sidy dëddoo. contexte élection lay nekk contexte bu jafe contexte boo xam ni dañu confisquer pouvoir bi ci électeurs yi lu ne xew na fi ba ñu xëy suba changer luñ ci waroon changer pour may Macky Sall pour mu am deuxième tour ci la ñu nekk bu jaree rey nit bu jaree fetal bu jaree char à eau bu jaree char de combat bu daree exilé nit bu daree déporté nit lu mu leen jaral na ko. kan lañ exilé waaw xam nga ne Karim Wade a été déporté. bu ko nangoo nag. amul kenn ku ñuy déporté. ci àdduna yore fetal nga xaru du tey nga mës a gis déporté. yaa ko tuddee déporté. attention waaw maa ko tuddee dama ne parce que gis naa ñu ñuy déporté la déportation ci boppam pour ñu déporté la. amul importance li am importance mooy le retour de la déportation au moins jàng nga ci ñaar waaw dafa nànk rek au moins jàng nga ci ñaar jàng le retour de déportation de Sëñ Touba jàng le retour de Khomeini. wute na de. mais ku la ne benn la. comme dañuy wax déportation rek moo tax ma. waaw mais xam naa ne du benn. rien que le temps et l'année et la datation. tax du benn yëpp kay. moo tax ma ne la du benn. mais tubaab ba woon démb rek mooy tubaab bi woon tey tubaab bu xees bi la ak tubaab bu ñuul bi. mais lu tax mu nangu ko moom Karim Wade moom laa bëgg a xam. parce que ñu bëri ñi ngi naan deal te deal moom bu amee ñaar la. waaw xam nga man tuddewuma ko deal lii gën ci sa émission yow mooy nga woo ki ne deal nga laaj ko mais Karim Wade a été déporté ci ñu li nga war a laaj yow te ngeen war ko laaj mooy ndax mës ngeen gis nit ku nekk kaso ñu génne ko. dugal ko par l'administration financière defal ko passeport ci biir utal ko autoriser avion mu ñëw jël si ko ngeen dugal ko ci yóbbu ko loolu moo am importance légalité des citoyens devant la loi
pourquoi ñu defal ko loolu te defal ko Barthélémy Dias loolu mooy wax bi. mais pour la vérité nit ñëpp xam. pour la vérité historique est-ce que moom Karim Wade tamit responsable dem surtout mi ngi laaj réew mi mu taxaw wax ci yan conditions lañ ko jëlee Sénégal yóbbu ko Qatar. non kon non attends lu juste li ngay laaj lu juste yi mooy ki la jege yenn saa yi nga dajeek moom mu jël ku nekk kaso génne ko jox ko te mu ameel ko 138 milliards muy sa bos kooku nga ko war a laaj. doo ko laaj Karim Wade. mais xam nga dafa bëgg nekk président. non amul président ma ne non dafa nekk da nga ne candidat la. encore une fois ma laaj la sama question bi. non balaa nga may laaj question bi il faut que ñu arrêté loolu d'abord. waaw non dañ ciy continuer ba léegi. non du ma ko nangu. non du tout baal ma laaj. non du ma la loolu la ñuy nangu ba pare ndax xaalis bi yaa ko moom. xaalis boobu dinañ ci ñëw xaalis boobu. non ma ne xam la moo tax xaalis boobu dinañ ci ñëw. non nekkuñu foofu ñu ngi ci. ñu ngi ci dañ ci ñëw parce que régime bi nee na. non ñu ngi ci président nee na dafa opposé contrainte par corps. non ma ne bu tegee tànkam ci réew mi. ma ne day fay xaalis wala mu delluwaat Rebeuss. contrainte par corps bu tegee tànkam ci réew mi du wax lu tax mu génne tànkam ci réew mi dama loolu boppam. dama ne laaj ko moom sa 138 milliards yi nga xam ne yow yaa ko moom ak sa bàjjan ak sa tante ak sa nijaay ngeen fay ko impôt mu jox ko mu yóbbu ko mu ne ko toogal foofu tant que ñëwuloo doo fay boo ñëwee ma def la contrainte corps loolu mooy sa laaj. waaw léegi moom bis bu nee naa la su ma amee occasion. gis nga li may wax nii mais keneen ki bu fekkoon ne ci atu Sidi Lamine la moom dina ko laaj. mais moo lay wax loolu moo tax encore ñu war koo rendre hommage. Sidi Lamine yàlla na ko yàlla yërëm. amiin bi jaay Sidi na woyofal suuf ci kaw. amiin mais li may laaj mooy Karim Wade maintenant sama question bi comme moom dafay laaj suffrage sénégalais yi. est-ce que moom it rôle am du expliquer ci yan anam lañ ko yóbboo Qatar rawatina avion jet privé xaar la procureur Qatar bi la xaar. loolu mën naa la ci tontu léegi. moom bu ñëwee waxal la ko. d'accord damay jàpp ne ay la yéwén du dañ ne Macky Sall moo ko bëgg moo ko dox moo ko traité moo ko utal passeport moo ko encadré moo ko yóbbu. Karim musul solliciter grâce. loolu amul. mosul am. musul laaj jégal. bu fekkee ne Karim Wade dafa bind grâce nañ ko génne c'est tout. ba léegi ci élection présidentielle yi gis na ni PDS mu ngi collecté ay parrainage mu bëggoon a xam également fu ngeen toll ci parrainage. ñu ngi ci sunu ay parrainage di ko àggali parce que dépôt bi jotagul c'est après le 11 décembre xam nga jotagul. ñu leen joxe estimation chiffre. non soxlawu ko bu yàggul wax nañ leen ne am nañu àgg nañu 800 000 wax nañ ne am na àgg nañu 800 000 am nañu wax nañ ko donc ñi koy def di ko pare bu ñu paree ba pare dinañ ñëw wax leen ne am nañu temps ci parrainage. loolu kañ lay doon. loolu xaw ma ko dina am balaa le 11 décembre parce que date bi jotagul. naka ngeen di waajalee retour Karim Wade bu dee day ñëw. retour Karim Wade ñu ngi koy waajal pour def ko un événement national. waaw maanaam. boo xam ne bii accueil bi gën a rëy ci accueil yi pour un homme politique lañ koy defal bu fekkee ne mas nga fekkee accueil yu Ablaye Wade wala fekkee nga bokk arrivé Ablaye Wade en 99 dinañu mobiliser tout le Sénégal pour ñu teeru Karim Wade mais du teeru ko rek mu jeex teeru bi ak bés yi ci tegu ba ñuy àgg élection yi programme spécifique la boo xam ne bi bu jotee dinañ ko génne. est-ce que mën nañoo méngale retour Ablaye Wade jegele kook bu Karim Wade d'autant que ñoom ñaar bokkul ci carrière ci parcours. waaw mën na nekk ça dépend rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk te mu leen di yëkkati parce que dina yëkkati suñu parti ñun dina yëkkati ñeneen ñoo xam ne aussi bu ñu ko suñu parti dina yëkkati ay sénégalais yoo xam ne yi tey am nañu espoir ci moom. te élection yi bu ngeen ciy dem da ngeen ci dem ak coalition wala PDS kese moom mooy dem. ñun dinañ ci dem ak coalition yaakaar naa ko am na ay yoo xam ne yi dinañu ànd ak ñun loolu am na. wax nga ko sànq bi mbiram transhumance évoqué nañ ko bi émission bi doog a démarré gis nañ ni PDS quand même lim ñàkk ci ay kàngam bari na trop depuis 2012 surtout temps yi passé loolu est-ce que du affaiblir parti bi. xam nga parti ak élection présidentielle am nañu lien mais du ñu benn taxaloo nañu nag bu fekkee ne am nga parti bu taxaw bu structuré bu la permettre ci étendue Sénégal yëpp fu nekk nga nekk fa am nga fa nit yu fa la fa toogal ak yu la fa taxawal boole ci nag nga am
candidat am nañu loolu boole ci am ay Sénégalais yoo xam ne ànd nañu ci li ngay def loolu mooy les facteurs positifs yi nga moomal sa bopp facteurs yi nga xam ne ay facteurs négatifs la te moom la ko sa bopp mooy lan mooy situation réew mi ak naka la réew mi gisee ñi nga xam ne ñooy diriger réew mi ñaari effort la yoo xam ne yi ñooy daje pour que candidature bi mën a taxaw pour que kooku mën a gagner élection. et bu candidature bi nekk amee ay maanaam lu ko gàllankoor mbiram yoon boobu. non candidature bi am bu ko gàllankoor tey fi ñu toll nii. candidature Macky Sall la. ah bon waaye ci naka. si kanam tuuti dinañ la ko wax. wax ma ko. non duma la ko wax léegi. kan moo koy wax. non dinañ ko wax bu àggee. candidature am moom c'est que da ngeen du déglu rek wax nañ leen fan yële passé ne leen. ñu ngi jëm ci éventualité boo xam ne bi moom du nekk candidat. ah bon waaw waxoon naa ne mën na nekk moom du nekk candidat. expliquer ñu éventualité. non mënuma expliquer loolu. président sortant buy wut ñaareelu mandat. waaw mi dafa bëgg a gañewaat réew mi. waaw nga ne moom mënut a nekk candidat. mosuloo ko gis ci àdduna bi. waaw mais bii moom wanewu ko. waaw xëy na gisaguloo ko yow xam nga am na luy feeñ te yow doo ko gis am na loo xam ne feeñ na démb am na ko gis am na loo xam ne gisagoo ko tey yow gisaguloo ko. da ngay gisaane. non du gisaane réel politique la rek dafay am ci réew. plan B xalaat ngeen ko wala xalaatu leen. vraiment defe naa ne encore une fois mooy contradiction yi nekk ci yéen. loolu tontu nañ ko amuñu beneen. candidat mais damay ñëwaat ba parce que tontu ngeen ko ci contexte boo xam comme day évolution day am foog ñu laaj leen. mais amuñu bee. li nga xamante ne aussi mooy mbiram plan B bi rawatina am na ci ko xamante ni kàngam la ci parti démocratique sénégalais posé problème mu candidature alternative muy maître Madické Niang parce que nee na tant que bu Karim Wade leerul moom mi ngi wéyal liggéeyam jëm ci li nga xamante ni moom mooy élection présidentielle yi ba samp ndëndam loolu ban appréciation ngeen ciy def. man jàpp moo wax boobu démb la ko wax la barka démb wax bi mu jàpp semaine wax bi ma jàpp mooy bi mu wax semaine passée. waaw. wax na ne candidature à l' élection présidentielle mu ngi ko doon xalaat depuis bi ñu perdre pouvoir bi en 2012 xam nga comme ñaari wax la dañuy wute man bële laa jàpp. mais nee na Abdoulaye Wade déewoon na ko loolu. non déggu li ma la wax man boobu laa jàpp moom mu ne xalaatoon na ko man ay waxam laay wax yow yaa ma indil waxam ma tontu la loolu moom nee na depuis 2012 loolu moo ngi ci xelam donc depuis 2012 li mu fi liggéey yëpp ba 2018 bi jàppal ne loo ci analyser. te dugaloo ci moom bëggoon na nekk candidat ci waxtu boobu rek jàppal ne sa analyse bàyyi nga benn facteur important. dafa métti PDS kon moom génnam bi. parce que ni mu sampee ndëndam dafa métti PDS. du question métti ak ñàkk métti xam nga métti ak ñàkk métti amu ci ànd dafa am tàggoo am ànd dafa am tàggoo am façon tàggoo bi la ñuy seet mais moom am na droit nekk ci candidat mais ñun suñu parti. du ñun suñu parti ñun PDS ak suñu couleur ak suñu ay nit ñun ñoo jàpp ne Karim Wade mooy suñu candidat. boobu buñ ko génnee ci liste électorale yi ba léegi ngeen téye ci. waaw loolu vraiment passé nañ ko. li taxoon ma ne question bi dinaa ci ñëwaat mooy li tax ma ne ndax PDS mi ngi ci disposition yi parce que doonu gisoon beneen problème boo xam ne polémique am na ci diggante PDS ak direction générale des élections ci couleur fiche parrainage bi ngeen def ko jaune. lu tax loolu. mais li tax nga ñëw tey ci émission bi démb nga sol lu weex tey la ko sol lu ñuul moo tax. maanaam am nga droit sol li nga sol du lii la lii nga sol nii du am nga ci droit man soluma grand bu lii laa sol tey mais PDS am na droit ci li nga xam ne moom couleur am la mu def ko ci statut am depuis 1974 lii mooy couleur am ba nga xamee PDS ba nga xam ko ba léegi mu def loolu mais am na droit nag sol loolu ne nii laay def suma këyit parce que dañ leen a joxeel këyit dañ leen ne da nga joxe këyit benn këyit bu toll nii lii lay am longueur lii lay am largeur bind ci ñi lay parrainé loolu lañ la wax comme ñun këyit gi ni mu waroon toll na ko bind yi ni mu war a toll na ko feuille bu nekk 100 ci nekk jox nañ leen ko dañ leen ko jox ñoom nag bu leen ci neexee conseil constitutionnel bi wax ne lii baaxul bu leen neexee nañ ko def. bu ko defee da ngeen ko nangu ba. ah ma ne bu ko defee motiver ko mbaa di ngeen ko accepter. bu fekkee ne woon na loolu aw na ci yoon ñu nangu ko mais du ñu nangu lu awul yoon. moo tax ma ne motiver. xam nga mën na ko motiver donc du question motivation bi taxul. mën nañu motiver le mensonge mën nañu motiver le vol
motivation yomb na mooy lii moo tax ma def ko déedéet bu awul yoon laa wax yoon lu dul yoon du ñu ko nangu. est-ce que du provocation de plus kon. waaw ngoonte bon yow da nga jàpp ne tànn li nga bëgg a sol ko provocation la bu fekkee ne loolu nga jàppal ne provocation la bu fekkee ne provocation la comme nit am na droit sol li mu sol tànn couleuram bi ko neex def ko mbubb wala def ko képpi peinture ko sax état bi peinture ko saxaar yi yenn saa yi ñu peinture ko jàkka mais amal droit nag ñun xanaa am nañu droit ñun lii mooy suñu couleur bu fekkee ne loolu aussi ci li ñuy jàpp pour empêcher élection yi la ma xam ne dañ ko empêcher ñu ngi ci xaar. beneen bi mooy man koy ñëwaat am na loo xamante tamit débat la mooy Ablaye Baldé décision bi nga xamante ne jël na ko dem fekki président Macky Sall nekkoon na ci en 2012 laata muy créé parti di UCS noo gisee ralliement bi. man de bettu ma. lu tax. wax naa ko ñetti yoon wala ñeenti yoon bi ma ko mujjee wax le 1er septembre 1er septembre 2018 laa ko wax te moom moo ma ko wax moom Ablaye Baldé. moo la ko waxoon waaw. kon am nga exclusivité bi. waaw du exclusivité bi ma koy wax yaa ngi koy dégg maa ngi koy dégg mais da nga ko dégluwul. ci naka. moom dafa taxaw mu ne on veut empêcher ma candidature te candidature conseil constitutionnel ko mën a ko empêcher te moom jàng na juriste la commissaire de police la nekk na ci état. xëy na liñ teg ci kawam la xam ni bu tegeekuwul candidature boobu mënut a dem comme ni nga ko waxee comme juriste la. waaw luñ teg ci kawam man yëguma fu justice tege ci moom dara. mais ñi nga ko doon toppee pour enrichissement. ba léegi nii il n'a pas été jugé. waaw il est innocent. ngoonte xam nga am nga réponse yi dafa am beneen pression boo xam ne moom lañ teg ci kawam. comme moom moo ko xam. mais boo nee beneen rek kay. xaw nga ci dara xaw ma ci dara mais bi mu mënee dañ ma bëgg a empêcher xam nga ki toog ne dañ ma bëgg a rey boo ko bëggee sooy utal ko ay garde corps rek ay nit yu ko topp moom moo toogal boppam ne on veut empêcher ma candidature. moonte bon am na lu xew ci moom lu mu yëg moom ci boppam pour wax loolu ci laa wax ci benn émission seen confrère Pape Alé ma ne ko kii bu demul dem bu demul ci Macky dem kaso. ah bon loolu laa jàpp. donc da nga jàpp ni kon dem moo ko gënal dem kaso. mais wax na ko def na ko mobiliser na Ziguinchor yëpp coow na fi def na fi lu nekk wax na lu nekk nangam piit par càmb yi wax na fi mais fu mujjee fan la mujjee. fan dem na. ci dem boobu laay gis parce que nag gis nañ quand même ñi jàppale président Macky Sall bari na coalition bi mi ngi bëgg am doole déjà am na Benno Bokk Yaakaar am na grande coalition pour la majorité présidentielle loolu est-ce que du tiitaange ci opposition bi pour réélection président Macky Sall yomb. góomu ko. loolu parrainage yu bari coalition yu bari 124 partis 135 2 millions de manifestants yu sol ay képpi gañewul élection. ah mais ñooñu tamit du ñu ndaw. ma déggu li ma la wax ma ne loolu gañewul élection waxuma ne ndaw nañu dama ne loolu gañewu ko bu ñu ndawee bu ñu magee gañewul élection. parce que li tax ma wax ko jamono ji ñoom ñi bu ñu organisé woo opposition bi organisé woon xëy na moom kon day am benn genre avance xëy na ci opposition bi. ma ne ñii gañe élection yi mooy ñii génn le 24 février génne seeni carte dem voté ji mooy peuple sénégalais bi nañ leen jox cër. waaw peuple boobu moom mi nga xamante ne mooy président sortant même si nee nga candidature bi am na dafa compromettre comme ni nga ko waxee mais xoolal bi ñu koy defal investiture bi am na discours bu mu ko def ñëwaat ci bilan am nee na li koy fal bilan am la yow ban analyse nga def ci bilan am. awma problème mu bilan parce que bilan bi ba tey fi mu mujj tey fan la demoon tey inauguré wul benn musée. mais ci bilan la bokk ci bilan la bokk. mais bi mu ñëw fekk na fi ciment bi fekk fi xeer yi fekk architecte yi pare fekk xaalis bi fekk sax décoration yaa ngi toog ak peinture bi jëndoon nañ ko di ko Idriss Seck waxoon ne balaa ngay def dara peinture li fi Abdoulaye da bàyyi. continuité de l'État. waaw comme werantewuma loolu xam nga werante nekkuñu ci continuité de l'État mais dama ne accepter li ñeneen yi def avant toi la li nga moomal sa bopp ak li fi fekk. ak li nga defaral sa bopp. loo ci doon xaar ci loolu mu delloo ci ndukkal Abdoulaye Wade. non xaaruma ko ci Abdoulaye bi mu koy def ko def pour réew mi daf ko def pour Sénégal yi bu ci Sénégal yi kontaan rek jeex na loolu lañ ci doon ut. ironie bi nag kon. ironie ban. mooy ni ngay waxee ni inauguration bi. waaw mais c'est normal yaa ma laaj ne ma bilan
ma yokkal la ci bilan loo xam ne xëy na démb boole woo ko ci ma boole la ko ci tey parce que yéen a ngi wax sax am na ay journalistes yu bari yu wax ne maison de la presse dañ ko tuddee Sidi Lamine ngoonte woon dafay wane ne Ablaye Wade œuvre ba léegi mu ngi fi ñu ngi ko war a ut ay nit ñu koy jox dañ koy sant yàlla. comme xam nga loolu intéressé xam nga lu ñu intéressé lan moo indi suñu divorce ak population bi te comprendre nañ ko bu yàgg mais moom moo ko comprendre moom waaw. parce que damay dégg say analyse des fois lu bëri ci wàll woowu nga naan dafa mel ni amul Sénégal wala ñi jiite léegi nguur gi amul jàngat ca la xewoon 23 juin. gëm naa ko foo ko teg. wax naa ci li may wax sama jàngatu bopp la sama jàngatu bopp la parce que li mu wane bari na parce que gis naa ñoo xam ne xaru nañu 23 juin joxe nañ seen bopp pour ñu rey leen 23 juin gis naa loolu. mais occasion yooyu waaw dafa nànk rek. ñooñu ñëpp tey dañu wëlbatiku wax ne li woon démb li woon tey ko gën. Alioune Tine dégg naa ko mu ne Sénégal a ngi ci benn situation boo xam ne bi mësu ci nekk bi mu tuddee Sénégal ba léegi waaw ngoonte woon ki indi situation boobu moom lan mooy responsabilité am ci loolu. mais li ma bëgg a wax mooy chaque yàgg na wax loolu naan 23 juin par exemple bi ñu voté parrainage bi waxoon nañ ko mais mujjul fenn. non kan moo ko wax. acteur politique bi wax na ko. non non opposition bi bëggoon na manifester ji sax ci assemblée nationale. man acteur politique laa te waxuma loolu ngoonte woon bu ma ko wax loolu ñëpp man laaj ma lu ma wax. mais dama ko dégg. dan ne woon 23 juin bis lañ waxoon. waaw mais man bi ñu voté parrainage. mais man dégg naa ñu ne 23 juin du am du nekk bis parce que benn bés bu nekk wute nga ak sa bos bés bu nekk boo dellusee da ngay wuteeg bi fi jógee lenn yemul tolloo nuroo parfaitement amul. kon lu tax nga koy junj ne jàngatun ci ba yaakaar ni mën na fee. mën nañ mais dama ne jàngat laa dama ne nañ ko jàngat. nañu xool lan bu wut ay leçon dafa mel ni kon am na lu des. waaw jàngat bi mooy ñu seet ko seet lan moo ko indi naka la ñuy def xam nga lu nekk jàngat la yenn saa yi di nga gis lu baax di ñëw nga jàngat ko boo jëlee problème par exemple problème pétrole mais war nañu jàngat ne est-ce que pétrole bi nekkoon 1960 ak bu tey benn la est-ce que pétrole bu Arabie Saoudite bu yàgg ba ak bii benn la est-ce que tey pétrole rek moo fi xew wala est-ce que dañuy bàyyi pétrole. pétrole ak pays africains yi am lu mu leen jariñ mën nga ci lim tey fukk ak juróom-ñett ci Afrique juróom-ñeent yi guerre la mujjee loolu mooy jàngat donc waxuma ne lii la ak lii dama ne jàngatu 23 juin liñ ci war a génne yëpp génnewuñ ko parce que bu ñu ko génne woon xam ne dafa war a am une politique boo xam ne bi day boole ñëpp. ci yenn yi pour ñu déggoo ci. mun am consensus. mën naa ko tuddee justice sociale d'abord boo koy faj nga indi consensus bu ñu ko deful li muy jur du baax. du baax di nga am force nag pour wax yow kenn pour tëgg sa dëgg na yow kenn pour wax ne du ma changer nii laay def te leçon bi ci gën a gàtt mooy bi am barke dem ba France je ne changerai pas de cap. Macron moo ko waaw juróomi fan la ko def ñu teg ci ñetti fan premier ministre ne li ma waxoon ne dama koy def. dàq naa ko ba beneen bi mu ko waxee ci 5 heures ci guddi gi pression bi bàyyi mu ne bàyyi naa ko. mooy affaire gilet jaune ya xew. mu ngi noonu moo lay wan ne dafa am loo xam ne nii nit moo ko mënul téye li nit politique mënul téye nit mënul téye ci loxoom ak armée mooy nit ñu àndandoo ñoom ñëpp mer te bëgg a faj seen mer ci benn bés ci benn waxtu. ñu taxaw tuuti également ci investiture du président Macky Sall am na ay homologam maanaam ay yeneen njiitu réew ñeenti réew ci Afrique yu fa teewoon. dafa la déranger présence su Ouattara Aziz Weya wala Baro. xam nga Aziz Weya Baro Ouattara ku ci nekk ci ñoom am na leçon bu mu war a jox Macky Sall. maanaam. Ouattara war na mën a jox Macky Sall leçon boo xam ne bii élection bu awul ci yoon ci ñaari fan. conseil constitutionnel dina wax ñaari yëf yu bokkul ne gañe nga dellu si ne gañewul. loolu jamonoy Gbagbo la. waaw dama la bëgg wax ne am na xam nga nit. Paul Yawandé moo ko def. waaw nit lu mu dund te mu metti da koy wax ki ci jublu bu dee Aziz am na problème yoo xam ne yi war na ko mën a wax ak Macky Sall ba du aw yoon woowu bu dee Adama Barrow la même chose mu ngi ci situation yoo xam ne yi
moo gën a jafe fuuf parce que mënul régler dara ci dëkkam loo xam ne lii bu koy def doon tukki tey pour defi ko dama tuuti rek parce que yaa ma laaj loolu waaw il faut que mu ànd ak ministère ku nekk signé moo lay wan ne fi ñu jëm du sotti. mais situation yi est-ce que bokk na parce que fii da nga wax ay crise post électorale muy Gambie di Côte d'Ivoire Sénégal nag eggugun situation bi ba tax na kon est-ce que loolu mën nañ ko méngale. waaw situation bi Sénégal daf ci tollu. ah bon daf ci tollu woon génn ci par des discussions politiques Sénégal daf ci tollu 68 Senghor jël décision changer forme indi premier ministre ñu toll ci 88 mu jur li mu jur président bi toog ci biir këram pendant ay weer génnul pays bi nekk à feu et à sang ñu génn ci appeler à la réconciliation dem vers un code consensuel ñu ngi toll ci jamono yu gën a metti jamono yuy fuuf ak benn système d'organisation boo xam ne bi nag nit mënu ko yor mënu ko prévoir mënu ko dem. ñu taxaw ci situation parce que loolu nga wax nii xëy na yow da ngay xaar peut-être waxtaan dialogue entre acteurs politiques wala diggante pouvoir bi ak opposition bi. xam nga demandé wu ma dialogue dama demandé ñu respecter règles yi. ban fay violer règles. waaw lan moo waral te yaa ko évoqué sànq nga ne Macky Sall investir nañ ko Arena. Dakar Arena. waaw te beneen parti laaj ko ñu ne duñ ko jox lan moo tax. mais dégg nañ waa SOGIP ñoom it seen réponse maanaam ñu yore gestion bi nee nañ xëy na démarche yi wala procédure yi ñee respecté woon ko. ma ne xam nga monsieur Dia mooy bugguñu mu organiser ko fa amul procédure ñoom timis tàkkusaan lañ ko laaj jox leen ko ci timis dara defuñu ko fayuñu joxewuñu dara amul benn procédure ñoo ko moomal seen bopp réew mi ko bokk ak ñoom réew mi bokk ci ñu ne dañ ko jox kii duñu ko jox kii loolu jeex na. est-ce que opposition bi rawatina PDS pare nañ xëy na bu Macky Sall tàllaloon loxo comme jàmm li lépp jàmm koy indi mooy situation yi fa ñu wuy ji ko parce que boycott yi bari na ci yenn ndaje yi. waaw xam nga dañuy wax bu yàgg xam nga boycotté wuñu booy dem ci jotaay da ngay dem pour wax sa xalaat pour ñu déggoo ci waxtaane ko pour ñu jële ci njariñ ñun ñëpp bi mu jëkkee woote demuñu dem nañu wax ko suñu xalaat ba moom ci boppam mu jël décision ne bésu tey bii de kontaan naa ci ba dama koy màggal mooy nekk bés la journée du dialogue fête nationale lay doon gis nga bi at bi dellusee toog na ñetti fan dañ ko ne xanaa da nga ko fàtte mu soog ko fàttaliku mooy du dëgg ci moom donc ñun dialogue bi dafay am un soubassement de justice bu àndul ak yoon. da ngeen di poser ay conditions. non xam nga julli dafa am règle booy dugg ci jàkk yi da ngay jàpp. booy jàppul nga tiim. léegi processus électoral bi tam bëgg naa ñu wax ci parce que tension bi kawe na trop ministre de l'intérieur ne woon na ubbi na fichier bi am na ñu boycotté rawatina waa parti démocratique sénégalais ban point de vue nga am déjà ci processus électoral bi ni mu demee. à quelques jours de la présidentielle. xam nga bu ñu la waxee ne ubbi nañu fichier électoral bi te mu mel ni kenn ku toog këram rek pour contrôler ndëgg mu ngi ci biiram déet loolu taxul ñu wax ubbi fichier électoral texte bi dafa wax ne am nañu droit de regard am nañu droit xool ko contrôler ko mooy seet ko seetantal ko ba xam nu mu demee loolu loi bi wax te ba ma ko waxee tegu ci fan waxul ne nangam délai bii la koy joxem déet loolu la wax dafa ne rek ministre de l'intérieur moo war a jël décret bi nga xam ne moo ko war a organiser. am beneen disposition aussi ci code électoral bu ne 15 jours avant élection yi. kooku bokkul kooku remise des registres de kii la. fichier bi waaw. waaw non registre de vote yi. document de vote yi mooy carte électorale bi. waaw moom la bokkul ak loolu. kii dañ ne nañu seet naka lañ ko defaree xoolal objectifu caméra bi. ak vérifier ci biir ndegam affaire bi baax na mooy nga teppi ko technicien bi xool ko donc loolu na leer donc loolu bu ñu ko réglé wul. mais opposition bi nag des fois day laaj même carte électorale bi léegi bëgg koo disposer. waaw dama ne. waaw lan moo tax ñu mën ko jox les experts ñu jógee ci bitim réew te bëgguñu ko jox les experts sénégalais pour ñu àgg ba foofu. ay experts sénégalais dañ koo laaj. ñun ñi laaj nañ moo tax ñu demoon di.
mais yéen ñee dañuy audité dañoo ñëw pour auditer fichier bi Union européenne ngay wax. waaw ñoom ñoo ko audité woon. waaw ñun nag amuñu ci droit ñun. mais bien sûr mais yéen ay acteurs ngeen ku nekk dafa am fa foo far. waaw après carte gi leeragul xëy na moo tax. non xam nga Chérif. yoon moo ñu may contrôle ak droit de regard laaju ñu leneen surtout que loolu ñoom biñ ñu ko laajee defaloon nañ leen ko bi ñu ko defalee ba def seen constatation ne nu ñuy faje lii ñu ne leen da ngeen ut benn comité de veille ngeen nekk ci opposition bi nekk ci pouvoir bi nekk ci bu ñu ko waxee ñu jox ko kenn ku ko jiite ñu jox ko Magib mu jiite ko ñu laaju ñu ne leen ñun dañuy wax ne li ñu joxe woon nañ ñu ko jox bu ñu ko joxul ñoom liñ ñu digoon dinañ leen ko delloo. teg ngeen ci même léegi gis nañ opposition ba léegi aussi di continuer di récuser ministre de l'intérieur ne bëggul mu organiser élection yi lu tax loolu. ba xam nga ba ci loolu yëpp boo ko seetloo dafa am yu bari yoo xam ne yi dañ koy lëndëmal ba fi ñu toll nii. tey jii nii xam nga ñu ngi doon wax ay dépôt candidature dépôt de candidature yi jotagul parce que mu ngi am. le 11 ba le 26. 80 jours avant waaw xam nga moo taboon li ñuy wax am na lu ci dul dëgg mais tey jii normalement waroon nañu publier depuis démb dans le journal officiel le décret portant convocation du collège électoral am na lu ñu ci jublu. an la xaw ma ko ñoom lu ñu def rek ñu ngi jublu ci nu nasaxal élection yi ci loo xam ne dañ koy def pour seen bopp mais pas pour ñeneen seen liggéey yëpp ak lu ñu tabax ak kuñ ci àndal nag di ko tabax membre société civile journaliste homme de religion sëriñ kuñ ci àndal rek c'est pour nasaxal opposition bi la pour gagner au premier tour loolu ñun comprendre nañ ko. ci organisation opposition boobu laa bu ñu taxaw comme temps bi mi ngi dem opposition bi aussi nan la war a organiser est-ce que candidature plurielle yi dina nekk seen avantage. booy gëm naa ko man. gëm naa ne candidat pluriel yi am na niveau boo xam ne bu fa àggee mooy gën parce que ku nekk di nga jël ci électorat bi li nga moomal sa bopp bu ku nekk jëlee ci électoral bi li nga xam ne yow yaa ko moomal sa bopp xam li nga moomal sa bopp mën ko jëlal sa bopp mën ko téyel sa bopp ce serait une excellente chose. excellent beneen bi tamit mooy comme ñi ngi ci marathon budgétaire bi temps baa ngi dem ñu dem ci assemblée nationale nga am expérience quand même ci wàllu assemblée nationale wax naa ko ci début émission bi jiite woon fi groupe parlementaire ci 11e législature bi déjà laataa loolu buñ dellusiwaatee ci investiture président Macky Sall gis nañ lu amoon ci assemblée ministre de l'agriculture ñëwoon fa député yi accusé retard yow en tant qu'ancien député noo gisee loolu. mais député yi retard ñu dañuy absenté ci séance bi dañuy absenté ku ko jiite assemblée bi lu ma waxoon bu yàggul président bi. Moustapha Niasse. waaw lu mu waxoon. waxul woon ne secrétaire yi ku tardet yi dinaa jël ay sanctions dinaa indi registre ñuy signé dinaa couper salaire yi mu jékki-jékki ay secrétaire ñëw mu waxaat ko tey nag moom moo absenté moom ci boppam moo war a sanctionner boppam te sanction yi muy def mënu ci dara. amul benn possibilité bu mu am. pour sanctionner député bu tardé wala bu ñu. amul règlement intérieur da ko prévoir. li muy wax daal mënu ko pour le moment loolu laay jàpp. est-ce que texte yi may na ko comme am nga expérience ci. na ko jéem a appliquer seet ba xam texte yi ndax may na ko comme déet wax na ko te defu ko ñaar moo mën a am ou bien waxul dëgg wala day naxaate wala def ko bañ a def amul leneen. wax ci loolu. mënul sanctionner ci loolu. problème bi nekkul ci sanctionner wala déet sanctionner problème bi mooy. Moustapha Niasse wax nit ñi pourquoi mu def école buissonnière pourquoi ñëwul pourquoi liggéey siwul ba pare pourquoi mu ne ñeneen ñi bu leen dem. danoo demoon waaw dafa nànk rek nee nañ tardé autoroute bi bëri bouchon loolu dalaa dégg président groupe parlementaire bi. waaw xam nga man boo xama président du groupe parlementaire man ki war a diriger séance bi laa wax moom ak ay vice président groupe mën na bañ a ñëw man ak yow li ñuy wax dafa bokkul. parce que ni ñu koy jàppee du weex l'essentiel mooy am na ku ko war a foofu am na ku fa war a nekk bañ nañ sax bu fa ñaar nekkul ñu ne nañ arrêté séance bi président groupe mën na ba donc moom intéressé wu ma kooku. mais président mën na absenté vice président yi nekk fa. mais moo leen téye
moom non seulement moom mënul jiite ci jàkk ji mais moo amul naayam bu ànd ak moom ne leen toog leen bu ñu julli ji bu ñu liggéey. sama question bi règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que absentéisme dañ koy dénoncer lu bari lan la wax ci wàllu. lan mooy absentéisme. mooy député yi dul ñëw ci soit séance plénière yi wala ci activité parlementaire même commission yi. mais loolu nekkul ci règlement intérieur bi. règlement intérieur définir loolu waxul loolu règlement intérieur. kon mënuñoo sanctionner député. mënuñu du foofu lañ ko foofu mënuñu ko sanctionner noonu ci bu ñëwul séance bi. député yu xeex nag parce que aussi bagarre amoon na fa ci bi fa ministre de l'enseignement supérieur ñëwee. mais loolu am na c'est vrai mais du ñàkk. du ñàkk du lu extraordinaire Pape Chérif du lu extra du tey la ñu mës a xeex foofu xeex nañu devant le président de la République. ñaari ministre. yow dóor nga fa Aliou Sow defe naa. waaw d'accord naa ci déglu ma moo tax ma ne du lu extraordinaire. Moustapha Niasse dóor na Djibo Ka ainsi de suite. kon dënn yee jóg ba léegi bu ñu desee ci parce que xam nga dafa nànk si c'est important xeex nañu ci sàppe yi xeex nañu gàmmu xeex nañu ci biir église bi. mais rafetul di xeex nag. d'accord voilà. jekkut mais sénégalais di ko ñaaw mais je suis d'accord werantewuma loolu mais am na ay jamono yi duñ ne xeex bi baaxul dañ naan lan la ñuy xeex. lu tax waa ji di xeex ñu ne non Chérif Dia moo génn TFM ñetti band yi daje ko bëgg ko nangu di saagam bi moo tax waa ji di xeex ñoom ba dàq leen. mooy temps de parole bi. waaw non waaw moo tax ngoonte moom dañ ciy egsi benn yoon. temps de parole bi la ñu sàcc. xale bi ne leen doo leen sàcc sama temps de parole fu ñu mujjee après waaw fu ñu mujjee joxaat ko 5 minutes am. mu dem ba léegi démb waxuñu pour 10 minutes. choix bi président Abdoulaye Wade porté ci Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké loolu aussi am na ñu doon xalaat wala sax di critiquer un peu choix bi ne jàngut ak yooyu yow mi nga xamante ni encore une fois sa expérience lañ leen taadaan rek noonu ñu ko mën a jàngatee. man waxoon naa li ma ci xalaat ba pare façon la pour won Sénégalais yi ne leen ba léegi am na ñoo xam ne yi dañ leen génne ci fi ñuy jëlee décision politique yi. mooy xeexu Sidi Lamine bi mu commencé di wax arabisants yi tey defe naa ne mu ngi jëkk am ci kenn ku ñu tànn def ko mu nekk président du groupe parlementaire yow daje nga ak moom dafa mel ni séet naa ko ci benn émission dafa mel ni sax defe naa ne yow yaa ko jëkk invité émission. waaw ñu ngi koy nuyu. waaw defe naa ne ci émission bi aussi jàpp nga ne dañuy jëkk wax ne jàngul mënul lire du dëgg defe naa jàpp nga loolu. bu fekkee ne weesu nga loolu nag. ma wax la benn affaire bu gàtt taxaw na taxawaay boo xam ne bi ci li ma gisagum man taxawaay bi mu am tey aw ma ko woon ci yoon bi mu taxaw. moo la gën a tegu ci yoon. non déggoo ba léegi da nga ma déggul dafa mel déggu dama ne ci yoon bi mu aw yoonam dafa am ay yoon yu bari mais am na benn yoon boo xam ne ni mu ci awee ci contrôle budget bi seet xaalisu assemblée fan lay dem moom am na ci ay wax yu mu yëkkati. ba bind lettre président bi ne ko loolu du ma ko def du ma nangu kenn di vérifier xaalis bi ma jox di ko wàññi seet fan laa ko def loolu la ko président bi toll xaalis bi ma jox te kenn waxuma ne dugal ko fii ma koy dugal fi ma neex kenn du wax kenn du ma laaj ne nañ koy contrôler mais moom def na ci conférence ba pare am na ay jéego yu ma ci def te am na ci ay information yu mu am yoo xam ne yi c'est catastrophique. léegi ba léegi ñu ñëwaat ci situation dëkk bi ci réew mi comme député yi ñu ngi càmbar budget bi plus de 4000 milliards la koom-koom mu Sénégal noo ko jàngate surtout que gouvernement bi mi ngi bëgg a demaat ci France ngir dajeek partenaires yi su ko defee ñu xoolaat deuxième phase PSE bi. jàpp naa ne leb bi bari na te dañ ko doon jàmbat ñoom nee nañ bi ñuy ñëw nee nañ ñun suñu leb dafa bari ne dépense de personnel yi dafa bari maanaam ñi ñuy fay ay nit pay bi dafa diis. masse salariale bi waaw masse salariale bi dinaa ci wax ñaari yëf rek. 1000 milliards presque. waaw dama lay wax moo tax ma ne la bu ñu ay milliards dafa ñuy sonal dama lay yëgal ne rek bi ñu fiy jóge ñun ci présidence de la république rek masse salariale bi 4 milliards et quelque la woon tey mu ngi ci 10 la ñu doon leb ñoom ñu ne dafa bari leb nañu ñetti yoon wala ñeenti yoon lu ko ëpp ba yow nee nga ma léegi ñu ngi utiwaat xaalis ci biti. deuxième phase PSE. mais est-ce que jàpp nga ne xale yi nga xam ne dañ leen war a fayal comme ni ngay fayal sa doom mu jàngi weer bu nekk
ñoom amee nañ ci at 16 milliards de francs yu ñu mënul fay école université yi du jàpp nga loolu ba université yooyu nee nañu non seulement dañ leen di fay seen 16 milliards mais bu déwénee dañuy fay genn wàll yi balaa ñoo jël étudiants yi mooy donc jàppal ne 4000 et quelques étudiants dañ leen teg ci biti. pareegu ma ñu wax la ne mënatuñu fay mu ne am nañu 700 milliards mais Chérif mënuloo yore 700 milliards denc ko sa compte nga génn sa buntu kër di liggéey si war a liggéey si 8 heures jaaykatu këriñ bi poñe la ci fay ma sama 100 francs ba nga tardé ñu dàq la. mais am na ay explication yu ma dégg ministre des finances wax ko ci xëy na subvention yi nga xamante ni moom lañ def ci prix yi yokk ak pétrole bi jëm ba ci Senelec tamit nee na bu ñu ko defutoon xëy na wàllu dina ñaaw. subvention yi dama lay wax ne subvention bi ci gën a rëy subvention Senelec la te diggante 2012 dafa doon wàññeeku parce que prix pétrole bi mu nekkee $139 àgg na ba moins de $40 te waxtu yooyu yëpp dañu waroon réagir foofu. état bi dafa enrichir mën nañu wax sax bu doon juriste dañuy wax enrichissement sans cause la loolu bu amee te weer bu nekk ñun dañ doon dajale li ñuy wax la commission chargée des hydrocarbures. moo tax it coupure yi bari woon na seeni jamono. waaw te léegi amatul. wala wàññeeku. waaw moo tax ñu jóge fi. waaw jaratul di si ñëw. non comparaison bi nga def a tax. waaw dama ne moo tax ma ne xaalis bi dafa commencé bari bu xaalis bi commencé bari nga mën loo mënul woon. bi ngay fay ko 30 000 francs CFA bi ngay fay 500 000 francs. dernière question monsieur le président bokk na ci aussi livre bi président de la république benn bind tuddee ko Macky Sall le Sénégal au cœur delloo na ci ndukkal président de la république bi woon di Abdoulaye Wade yenn saa yi del siwaat seen jaxasoo ñoom ñaar ak li ko indi lire nga livre bi. non liiruma ko bu dul li ngeen ci bind. lu tax jëndoo ko wala. mu ne xalaat nga ko lire wala lan. non waxuma ne duma ko lire parce que ñàkk bañ a lire dara baaxul ci koo xam ne kii da ngay politique. noo jàngatee li nga ci jot a cof kon. li ma ci jot a cof daal te jot ko cof ko nee na wax na ci li ma dégg ngeen wax ko wax na ci Idrissa Seck wax na ci Abdoulaye Wade wax nga ma ko léegi nga ne rendre na ko ci hommage ensuite indi na ci ay jote yu mu jote ak moom ñaar yooyu dégg naa ko ci c'est vrai beneen bi ma ci dégg mooy wax na ci benn xale bu jigéen bu tudd Sandrine loolu di dégg naa ko ci. loolu kese mais ci jote boobu nag laa bëgg parce que xam war nga. non attends Sandrine boobu nag xaw ma ko man gëmoo ne Macky Sall amoon na problème ak ay tubaab. waaw. moo tax boo ko gisee tamit nga laajal ma ko Sandrine boobu ndax saraxule la wala wolof la wala séeréer la. incha allah laaj bu mujj bi moom mooy justement crise bi amoon en 2008 diggante président Abdoulaye Wade ak Macky Sall te mu nekkoon président assemblée nationale yow yaa nekkoon président groupe parlementaire bu PDS da nga ciy joué dara. moom comme bind na téere te bind ko rek mooy amul. parce que tudd la ci quoi. non xaw ma ndegam tudd ma ci mais dégguma ko xam nga tontu du farox. man Macky Sall xam na man maay kan man xam naa moom mooy kan. mais am na lu mu wax la indi coow la. ma ne. Macky Sall xam na man maay kan moom xam na man xam naa mooy kan. président wax na ko ci livre bi li indi coow lii mooy ni convoqué Karim Wade ci mbiram annoncé yi commission des finances nee na loolu ñëpp àndoon nañ ci dafa mel ni kon dafa am ñu ko war. liiraguma ko mais bu fekkee ne loolu la président bind j'ai dit au président de la République les yeux en face il est tout faux. ci convoqué Karim Wade. bu convocation Karim Wade kan moo ko convoqué kan moo ko bind kan moo ko initié. ku ko initié yow. non encore une fois du ma la wax moom moo dem ba am jot ne jot na pour mu bind boo jotee bu sa wax jotee pour nga jot pour bind boo bindee kenn du ko werante bu ma paree man ba jot pour ma bind te yàlla may ma ba kenn ma bind li may wax kenn du ko werante donc loolu benn la ci kan la ñaar est-ce que moom mënoon na yoon mayoon na ko mu convoqué Karim Wade directement. loolu warul poser problème. dafa ndànk rek xam nga dama wax yoon xam nga bu yoon amee rek nañ ko teg d'abord ci yoon muy benn ñaar ñetteel bi loolu bi mu amee moom bind na lettre ba
lu la ca lettre bi. ah comme adressé lettre bi. moom président de la république adressé lettre bi. wax ca lan. la ma ca wax mais mu ngi ci journaux yi am na ñu ma ko toogal bind ko ña mu toogaloon bind ko ñu ngi fi am na ci koo xam ne ki il s'est senti trahi c'est Mamadou Seck parce que dañuy bind lettre yi mu génn dem ñu publier ko donc loolu yëpp am na fi donc encore une fois soxlawul problème yi ñu koy génne par tuuti dafa am problème yoo xam ne yi bu ñu koy aborder maanaam dafa am lu mu nëbb. ko mais waxu ci dafa mel ni sax waxoogu ci. d'accord parce que essentiel bi. dernière question mooy gis nañ ne ku am jafe-jafe rek ak Karim Wade ci parti bi wala même bi fi président Abdoulaye Wade nekkee ci pouvoir bi daanaka yow yaay ñàkk président bi da lay dàq ñu bëri nee nañ moom doom ji moom. jaroon na ko loolu mu taxaw ñu kan la président dàq. président Macky Sall la fa jëlee jafe-jafe ak Karim Wade loolu passé nañ ko ma ne la. du exemple laa la jox moo tax ma ne la du loolu. ci seen candidat bi laa bëgg a ñëwaat. ma ne loolu encore génn nañ ci. lu tax ku am problème ak Karim Wade rek ñu dàq la soit ci parti bi wala ci pouvoir bi. mais il faut nga ne ma problème bii la diw am ak Karim Wade. non dafa bari moo tax ñi dem di ko cité bari na. amul kenn que ñu cité ko taxul mu am man am na lu ma la déggal te xam naa ne loolu du dëgg. cas bi ñu fi doon joxe exemple mooy bu président Macky Sall. waaw ma ne dégg convocation Karim Wade bi ci ANACIM yi moo tax loolu dindi naa ko ba pare ma ne loolu dindi benn exemple la comme moom la ne moo tax ma ne boobu dem na ba pare tontu naa ko ba jàll na nga indi beneen bu ci dellu si dama ne man laa wax gis naa koo xam ne kii li mu wax ci dëgg daje naa ak moom du dëgg. kon am na solo. parce que li mu wax ci yow nekkul. maa ngi lay sant di la gërëm. mbokk yi ñu am ci mbégte chaque fois nag yow ku baax nga gis nañ ni émission bi biñ la laaj biñ la woowee rek ñëw nga wuy si ñu lay sant di la gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias rafetlu également teewaay bi ak waxtaan wi. waaw ñun tamit dañuy sawar trop pour ñëw ci émission yi pour waxtaan ak nit ñi ci li nga xam ne moo xew mais di waxtaan ci loo xam ne dina am njariñ pour ñu avancer. mais am na loo xam ne bu fekkee dañ ci nar a toog par ñeenti waxtu téeméeraat te du ñu avancer ci li ci kanam du sotti loolu moo tax parfois ñuy nangu parfois ñuy bañ bu fekkee ne émission bi lu ñu war a wax la te mu am ay lëndëm ki ñëw bu indee lëndëm bu defee nii ba nga gis rek xaalis nga doon ut dafa réer mu ne nii nga xool ko muy 100 francs jarul seet 100 francs bi bu weex la bu 1960 la wala bu nangam kañ la fi réer non da nga doon seet nit leeral na la gis nga foral te dem rek. am na solo am na solo kon mbokk yi ñu koy sant di ko gërëm moom président Doudou Wade bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais di gërëm également ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàpp ci émission bi di Alioune Diagne Aziz Soumaré Hamza Diallo Mariam Guissé wante tamit Mamadou Dia mi nga xamante ni moom moo yor éclairage bi di leen jox ndaje beneen dimanche incha allah profité encore une fois ci occasion bi di ñaanal El Hadji Sidi Lamine Niass yàlla yërëm ko xaale ko aljana jërë ngeen jëf.